Long live the struggle. Death to neo-colonialism, racism and fascism in the Gambia. Death to capitalism and bold imperialism. Down with the Jawara administration, the public's enemy. Victory for the Gambian revolutionary struggle. Victory for the oppressed people of the Gambia. Honor to the people. Glory to the people. Comrades in the struggle, hello Gambian. Comrades, why the need for a revolution in the Gambia? Hello Gambian, this is no magical question which is unanswerable. The only scientific response is that the expropriated masses have no other prospect of acquiring property than the revolutionary establishment of the social ownership of means of production. Who is to lead the revolution, comrades? The dictatorship of the proletariat and the leadership of a Marxist-Leninist party to be organized are indispensable conditions for the triumph of the socialist revolution and the building of a people's socialist society. From where will support come from? The Supreme Council of the Revolution regards it as its duty to call on the people to rally, muster all internal forces, take vigorous action and drowning on the might of the world socialist system, forestall or firmly repel imperialist interference in the affairs of the people of any country recent in revolt, and thereby prevent imperialist export of counter-revolution. Fellow Gambian, this has been a very important year in Gambian history. Particularly, every section of the country has expressed opposition and anger at the sellout neo-colonial policies followed by the government of Gambia's comprado bourgeoisie under DK Jawara, PPP, the tribal organization of the Jawara clique. Afraid of this great show of strength and unity by Gambians, this corrupt class of thieves has desperately tried to continue their neo-colonial policies and robbery by unleashing terror in many areas and sections of the country. This is also necessary to silence the growing opposition and frighten us Gambians, much like faces Wasta in South Africa do, to frighten our brothers there. Despite all those attempts to silence working Gambians in their struggle, the revolutionary struggle has strongly broken out by forging itself of its Jaycan stock, opportunistic and reactionary leadership. If ever there was a period of rejoicing, this is the moment. Every heart in union with the freedom and happiness of the people ought to beat high with exaltation. That the name of Gambia from this day ceases to give a currency to political iniquity and to legalize corruption. Comrades, a new era is now opening upon us. An era which promises much to the people. So public measures must now stand up on their own merit. And nefarious projects can no longer be supported by a name. While a retrospect is taken of the Jawara administration for 18 years, it is a subject of the greatest astonishment that a single individual should have so conquered the principles of peace, democracy, and justice in an enlightened people that emerged from the gulf of despotism and should have carried his duties designed against the public liberty so far as to have put in jeopardy its very existence. Such are, however, are the cuts, and these staring us in the face this day also. Hadi, thank you. Léegi dama bëgg a laajte context. So lii fan lañ ko doon play si radio bi ak tamit moom naka la def ba egsi fii ba play lii coach soo ñu mënee jàppale foofu. No, see, Radio Biloka guy don't play because they were able to capture Radio Gambia very easily, and then and just play the audio because you know it was Subarek, like maybe to close and everybody who was alive then. But I remember vividly. On masuma panyon I spent masuma panyon spend si benn néeg suma yaay ñëw si suba ne ko Lamin xale yi de coup d'état nañ Jawara, and in fact that was the first time I had coup d'état
Like I was, so of course, maa gis Matar Sala ñu ngi fi. Of course, ñun ñëpp ñu daw utali si tali bi because ñun we were very close to tali bi and so a lot of the actions, looting with the first looting bu moo happen and all that. Why yes, si Radio Gambia lañ ko naka read on. That's where everybody was listening to. Because time boobu noonu yaa ngi amoon Radio Gambia yaa ngi amoon Radio Seed. That's it. So it was Radio Gambia. Fala Gailon communicated with everything, and then even when Jawara was communicating with Gambians, mom, he did it through Radio Senegal. You know why this speech was read on Radio Gambia, and then all the others, ñi nga xam ne ñoom lañ arrestoon yëpp ñoom ci léeg ak am na benn sëriñ bu fa ñëwoon naka julli si ñu téye ko dafa tombé woon time yi weeri koor moom it sax yóbbu woon nañ ko si rajo yi foofu noonu to give a speech ñoom Alhaji Souley Sarr and all those people, that's where they were taken. People were forced to give speeches in support of the coup, especially with Senegalese soldiers in Dugasi. Yeah. So actually, you know, there Modou Musa Njie. Ndeysaan, you remember Aliou Sallah, right? Yes. Yes. Aliou Sallah, mom, so guy, bi ñu waxee ne ñu dem jëli Modou Musa Njie because, you know, obviously this is still Njie's dad. So ñoom Aliou Sallah, mi nga xam ne ñoom ñu ngi Banjul as part of the movement, Aliou Sallah outsmarted these people, billahi. So mu ne leen, oh, kooku xam naa ko dinaa ko jëli man maa ko jëli man suma bo, and Aliou Sallah played this game like, you know, yeah, you know, those rich people will do something about them, blah, blah, blah. Then he went and grabbed Dede. Taxi la guy amee woon sax. So léegi nag waaye ki doon drive taxi bi was somebody koo xam ne kooku Aliou Sallah ñoo bokk. ñun dañ toog rek te Aliou Sallah fan yooyu noonu coach mu ngi the second day especially dafa terrorize Harding Kid. Yeah. No, man, plenty I have PTSD because of it. ñu toog rek gis Dede ñu indi ko suñ kër laa la wax. taajte Dede si suñ saal bi. So Dede explain ñu story bi ne Aliou Sallah biñ ko dugalee moto bi ne ñu ngi ko yóbbu si rajo bi pour humilier ko Aliou Sallah ne Dede man diw sangam mooy suma yaay te ñun suñ famille dañu dimbale torop soo yow duñ la laal waaye fi mu nekk ne bul dellu sa kër gi so Aliou Sallah ca la wàccee Dede suñ kër ñu bàyyi ko fa but they were gonna take him too because around that same day ca lañ confirm ne uncle Aliou Ka mi nga xam ne he mooy si taay 59 papi baatam bi du seen taax bi ñun foofu lañ doon lu yaa one side ñun suñ kër la beneen side bi uncle Aliou Ka so bés boobu lañ rey uncle Aliou Ka coach so then we are like these people are killing people now So dañ rayoon kooku. yeah very rich guy he was the director country director of Shell company naka fuel company do you remember him coach Yes, Yeah. and then ñu ngi ko a lot dem of church. a lot of people were Ki bunti killed. church bi. And I think ne key Babukar Gueye, his interview with BBC at that time, over 200 Gambians were killed. And amna ñu bari ñu ngi leen bury at an unmarked grave between Bameli, Serigne and Gourmeti. Foofu noonu. So there was a lot of people that they killed because like Lutukulo Riwani Mas ñoom Aliou Sallah Gueye, you know, he was accused of killing a lot of people, especially the Khesalak and all this nonsense. You had two things there. Yeah, he was actually saying ne kuteda sa jabar so jogu dina la def nii. Yeah, so it Oh was my crazy. God. There were two things nga xam ne moo nekkoon the problem. Alcohol was a problem ak ñi nga xam ne amuñ fetel te mënuñoo fetel. They have never been trained to use it. So we Because go they back. just open. So Yeah, we go ahead. So let's go back to guy nu duggee si dëkk bi like were they foofu naka la fa taajoo woon were they already in the country or lan a xew They were because there were some people in the field force. Then moo fa nekkoon it was the only armed force. Foofu noonu police yi amoon nañ fetel but they were not as armed bariwuñu woon fetel. So what they believed was ne fetel yi so fàttale ko time wu Tukulóor ak listing am na a lot of laada yu laan ñëw si dëkk bi moto laada yi nii laada cars laada LADA la woon moo bari woon si dëkk bi foofu noonu. So they believe ne am na shipment yi laada bu ñëwoon fala guys smuggle some of the weapons that they had because they had this AK-47s ak ay bayonet. And the reason why I remember that boy I know somebody ñu ngi toog suñ kër suñ tooj bi
And then we saw the bayonet pointing. We sat there, and it was somebody, a family member, who came with a gun. Takabo Pambi. He was there, and Uramani Koko Mustafa Fetel. Better day, Fetel. So you had all those people. First, they didn't even understand what was going on. Secondly, Julbro, everyone in Julbro, so everybody Sangara was all over the place. So you had people who were drunk, who had no idea what they were doing, and then access to weapons. And this was the problem. So what are new bari, new relent, and who different will happen, who looting be happening. Because when I remember when it happened, ne gis nga time bu nonu so ñëwee ba si church bi si Kanifing school fu mu Kanifing si naka la tudda fu baamel bi nekk dafa nekkoon a V shape yoon bi so buy dem marché Serekunda ak bi nga xam ne mooy dem Birkama foofu laa njëkk a gisee ñu stop benn bus driver and nangu naka la tudda tay bu gars yi GPT dañ laan am baagi xaalis ni nangu baag bi si moom and it didn't take long am na benn store boo xam ne Rainbow store la nekkoon it was a fashion store ñun ñëpp ku fa romba yaa ngi xool bagage yi when they were too expensive for you. So that was the first place we got Fala guy touch. I think I want to go on record and believe me, and I stand to be corrected. It was one of the first places you guys nakala touch, pull door looting be. And That's to stop very true because after Fufulagai, them Stadaram Stamit. That's very true. Yes. And then because of they were not very organized, they were not trained. So pull stop looting Bisibopam, that's where they started killing a lot of people. Because they didn't know how to control the crowd. Everybody was looting everywhere. You touch all the NTC, you touch all these businesses. Don't touch. People were just gathering clothes, gathering whatever they can put their hands on. And trying to stop it, what they were doing pretty much was shooting at people and killing them. So a lot of people were even killed before the Senegalese soldiers came in. Interesting. I'm not boy bu nekk si suuf ndeysaan mu ne papaam Uncle Matar mang la request pour nga exi dang ko accept rek nga ñu okay. He said he's I'm glad that Matar is here. We pare lu xew sax mooy comme man suñ koñ maa ngi fàttali ko ndeysaan benn maire yaa mari buñ ko rey I still remember that am na benn maire Saraxule ñu nekkoon suñ boor foofu noonu si kaw tali bi because ñun fuñ dëkk ak Westfield is very close si kaw tali bi I remember kooku buñ ko rey and I remember am na keneen ko xam ne ndeysaan suñ koñ la dëkkoon Wandifa Sanyang mooy buñ ko rey and ñun si ñu rey yëpp time bi affaire looting bi la that's where they just were shooting at people and killing them. They were killing both men and women? No, it didn't matter. They were mostly drunk. They had no idea what they were doing. Yeah, Joka. So it was what they were doing. It was more like an eye for an eye thing. So, like for example, what Aliou Saleh was doing in Banjul, ñun suñ koñ Aliou Saleh su rombee hadn't him because xamoon na suñ kër. That was before he brought Dede to our house. Saa yim rombee rek dafa lekk wow, kër Omar si fii la, Kerkini, Mr. Riley Fila. So he was saying people's names. Tambo Kajatu was pregnant with Aiseba. So everybody thought Kajatu was going to deliver because they were terrorizing people. It's Amutna like, you belong to the government. They were just calling out names or Larek, shoot people. There was nothing, like he said. Gisna guy looting Sangare don't get a story. Lola guy don't none. That was what was dangerous about this whole thing. When you say Lolula Abde, you were referring to Nyom Kukai accent Timbi or the official society government be? No. Kukai, Timmy Kukai. The problem with Kukai's team is that when the uprising happened, correct me if I'm wrong, Coach, Kukai and them facilitated it and said the thing is in action. It is active. But what happened is the people that joined did not get the memo. Kukoy intentionam ak ñom liñ paré won ak ñi nekkon on the streets si biir di jël moto nit ñi, they were literally taking people's cars ak fatally si biir lifin yi, and then they were just terrorizing everybody. So that is where the commotion came from, and that's where the looting came from. Ñom Kukoy ñom liñ def, they didn't plan up about list fi mu nekk ni ñu ngi di def nañ coup d'état, don't allow this ñoom defuñ loolu.
ñoom dañ ne coup d'état am na rek ñoom Aliou Sala ak Gengi ñi nga xam ne dañ ci sànni example Jawara to go ñoom ñi ekkati fetel and they didn't even know what they were doing right coach No, they were trying to, because you Pengu George to saw an opening and they were trying to outfox. So Mundeka kudeta bo have regular gun so nyom sen bopa. They were trying to overthrow each other. Why Matara I think would be able to share a little more because more market la. So I know. Oh, Coach, So nanjeka uncle, contest and that one na fetel coach, that would fetel jeka. uncle, don't you want uncle, fidel? Suma brother ci Tukulo, na fetel de. yenange fate yange wa Aliou Sala. Aliou Sala after daf don dem after xeesal kat yi yenange Yep. fate loolu. Yep. Ak ñim ci Képp son. koo xam ne waaw danga xeesal Aliou Sala was coming after you ba pare su la ceesoon nga bañ ndax dina ñëw sa kër so mun ngeen a continuer balaa ñëw. waaye man waaw dama foog ne mele ne ma the tuuti whole rek entire mele problem ma mu ngi tuuti rek starté biñ waaw non imee di amori bi ndax du biñ imee amori bi ba jox everybody an arm waaw oncle alors Mata aja ñëwal maam li sa moo doon wax ñu may ko. waaw du ma mën a wax bu baax nag su ma liggéey kaay laa nekk moo tax dama Ah, sànte ni sax di wax ok. waaw waaye reyante bi ñoo wax su gisee reyante bi bari woon gis nga coup d'état bi ci guddi googu Sénégal see ñoo luka si Sénégal soo jël si ak seen hélicoptère bi mu daanu si géej gi gannaaw booy waa fi GRTS foofu GRT waa fi GRT boobu la hélicoptère bi daanu 14 soldats la ci nekkoon 14 ñoom ñëpp dee waaye nag bi Sénégal si dugg si noonu nag ci la Gambien si jóg nag dem ci dépôt bi di jëli fetel foofu nag da nga yóbbu sa ID card di jox la fetel moo taxoon bi gars yi seetulee ñu bari daw génn dëkk bi ñu bari dañ taxoon génn dëkk bi Gambien si bari am na ñoo xam ne sax ay footballers lañu woon ñoom ñëpp dañ taxoon noonu lañ génne dëkk bi waaye nag ñu leen jox fetel ñooñu benn 5 minutes training la jox rek ni nga dugalee bulet si ni nga koo fayee ni nga def loolu rek bàyyi gars yi nañu dem gars yi dugg ci biir dëkk bi di ko wax dëgg la ñooñu ñu doon reyaat la ñoom waaye nag tamit soo gisee ku koy mën a def coup d'état boobu noonu si field force bi dañu amoon seen problème si ñoom ñu neen foofu ba pare am na benn officier la fa nekkoon high ranking officier la woon dañ ko dàqoon dañ ko dismiss woon te kooku dafa commandé a lot of soldats foofu ñoom commandé la woon sax in fact ñu dàqoon ko waaye dafa commandé a lot of soldiers foofu noonu mooy trop moom la ko koy jaar mun a facilité loolu mun a infiltrer field force bi moo tax bi gars yi demee ci early hours of the morning boobu dañ dem waaye amuñu woon fetel ñoom dañ jógee foofu dem kër Kikala Balde benn paa mu nekk Kikala Balde kooku mu amoon caabi amori bi kooku moom la njëkk a rey ci coup d'état boobu moom la njëkk a rey moom kilom la ko gars yi fekka laaj ko caabi amori bi mu bañ leen ko jox gars yi fetal ko mu dee foofu si la gars yi dem fële naka dem ci biir dépôt bi am caabi amori bi dem ci biir dépôt bi foofu la gars yi amee fetal ñoom nee na foofu ñu amee fetal nag ci leen dugg si na saaroo ci biir dëkk bi dugg biir Banjul coach Serigne bi nga wax ne mu leen téye woon Serigne Habib Sy la woon Serigne Habib Sy bu Tiwaa woon waaw moom leen téye woon ba mu yóbbu ci radio bi mu naan man suñu ma reyee faj laay xam lu suñu ma bàyyee faj laay xam lu kooku la woon Man di dama ñëwoon rek pour war si ñu jàpp ma su ma ci dundee fali laay xam su ma ci dundut fali laay xam wax xam naa leen de mu ne su dundul lan su dundee lan su ma ci dundee fali laay xam su ma ci dundut fali laay xam waaye xam naa leen de kii de jaruñoo xeeb de te la neex a nettali wala waaw time wo affaire gi dafa métti woon nag parce que gis ne mu yéegi so did that guy survive or they killed him no they didn't kill him moom dem na okay waaye ne dead bodies yi they were all over the place ba foo commencé woon di yàqu sax dead house bi dafa feesoon moo tax mujjee gis nga maa ngi ko wax keroog soo génn Banjul diggante bàmmeel ak yi ak bàmmeel sëriñ yi yoon boobu nekk foofu mujjee gas def mass grave lañ def foofu parce que xamuñu woon que ne chrétien xamuñu woon que ne muslim moo tax ñu def foofu mass grave boobu waaye nag tamit ku mel ni Aliou Ka moom Serekunda lañ ko suuli moom lañ ko reyee bunti school yi Paa Diouf lañ ko saane man li ma dimbale soo gisee sax ñoom ko koy xaaral ma àgg foofu sax ñoom ko koy soo gisee mu ne woon dugg biir Banjul bu baax
dafa am benn paa boo xam ne Maxman la woon paa boobu ak suma ñoom papa ñu àndoon dem ci Second World War bi mooy Sani Ousmane Diallo moom dafa bàyyi woon ci armée bi mu nekk watchman Central Bank so guddi boobu nag bi gars yi di fi ne moo dafa jàll dem ci police station bi jël foofu fetal moom moo amee woon from Central Bank around Education Department area boobu yëpp moo ko amee woon moom kenn paa bi Maxman la moom mu fetal Gambia moo la train kooku am ñoom inspecteur boobu inspecteur boobu yëpp waaw moom moo jël moto ñëw ba kaw jël si Mass Jara gars yi dem Texcan moo ñëw moo bi ñu ko arrêté moom maa ngi taxaw di ko seetaan mu doon mën a fu nekk gars yi salut ko mu ñëw ba boole ko fa teg sa ko boole lopitaan foofu lañ ko stopé dañ ko stopé foofu gars yi sumi ko dañ ko sumi lu ñaaw lañ ko def dañ ko sumi dafay fekk gars just in time ñoom ku koy ñu ngi roba pour dem boole ñu ngi roba Independence Drive noonu so ci la gars yi stop waaw ko soldat bi ko téye ba pare mu ne ko ñu march him to the State House ñu ko téye dama moom State House ñoom ku koy romba continuer ñu ngi taxaw Independence Drive bi seetaan yëpp ñoom ku koy mu leen continuer dem ñoom MC Cham fu la si benn sam bi ay topp ko waaye dañ ko leet a gis moom dañ ko leet a gis mu dugg a biir ba si biir xam noonu ak benn sam bi ak speed boo xam ne moo fekkoon laa rey moom noonu la cee dem mu tolli këram it was a very crazy thing waaye foofu ñu deewoon foofu lañ bari trop lañ deewoon ñu fi dee lañ bari they were just some of the prominent Gambian people ñoo fa dee waaye in the end man li ma ci naxare rek mooy ku koy dafa start lii ba pare ba léegi métti bi Sénégal si ñu reyante bi door ku koy dafa jël transmettre yooyu Gambie bi la jël dafa moom dem Guinée Bissau broadcast kay fa ne mooy Gambie fekk moom dem na wa Guinée Bissau waa léegi oncle ma laaj la Danso si tiimi Kukoy bi la nekkoon ndax yes ko ñooy wi ibe amel bi yëpp dañ bokk Danso li yeewoon ñëpp ci lañ bokkoon waaye Danso ma laa ne commande ma laa ne moo nekkoon ci amee bi ndaako kooku moo train Danso mooy commande Bojang moo train Danso waaye Danso ci boppam li nga gis ne li yeewoon mooy moom bi gaa njëkkee atem sax di year before ci la gaa yi planoon loolu waaye bi ñu plané time boobu Eko Mahoney mooy woon amee commande bi force commande bi daa mel ne Eko Mahoney foofu daal di mën a succeed and they had to get rid of him moo tax ñu ebal Mustapha Danso si office am la ko fekk mu toog ci table mu fetal ko mu dee dëj boobu man demoon naa ci dëj soo ko sax ñu doon ci Mustapha Danso yóbbu ko ni sentence ko to death waaye Jawara gars yi commute ko daf ko to life imprisonment moo tax nag bi gars yi bi ñoo ko koy ñëwee mu lañ dem ci prison bi pour jëlee Mustapha Danso waaye gars yi xam woon fan la nekka gars yi nag ci lañ ubbee prisonniers yëpp nag gars yi génn foofu la prisonniers yëpp génne bi ko mu woon fan Mustapha Danso nekkoon gars yi ñoo ubbi foofu rek prisonniers yi fañ seen wee après nag ci la Danso bokk ci gars yi nag moom tamit ak toog nañ téewaat ko ne second time lañ ko arrest mu lañ ko arrest second time bi mu lañ ko rey mu yóbbuñ ko court sax lañ ko rey moom yóbbuñ ko court kan Danso bi Hadi di laajte waaw Mustapha Danso la waaw Mustapha Danso moom yóbbuñ ko dañ ko rey am na ku binda affaire yi Tamba Jang mu ne moo sikki woon Central Bank bi is it the same person ki nga doon wax non du moom Central Bank bi Salim Ousmane Diallo moo contrôle foofu naka Salim Ousmane Diallo paa bi gaañu na sax moom Second World War so he was a hero then because he kooku World War II vétéran la moom suma pa soldat la woon Salim Ousmane Diallo suma papa ak kii kala balle boobu ñu rey noonu kii moom caabi amori bi ak RSM Samba Sila papa ñoom Sam Sila ñun ñëpp àndoon leen ci Second World War bi boobu beneen story boppam la pour na dee ñun ñëpp àndoon leen ci Second World War bi waaye Salim Ousmane ñoom suma pa jeexalee moom suma pa dañ ko jëlee ko ci British Embassy bi nekk Dakar Salim Ousmane Diallo continué moom ci army bi afterwards mu ñëw
il faut mais after mu retire bi mu retire nag mu nekk watchman fu la nekk Central Bank naa watchman bi foofu mu tax bi affaire bi dooree dafa jàllale ci police station bi jël fa fetal ñoo man area boobu parce que man suñ ko amee tamit waxee ne marché Banjul bi ubbi nañ ko ma jóg na maa ngi dem pour dem ci marché Banjul bi foofu noonu suñ ma ñëwee ba boori éducation ma fekk ba paa bi muy taw foofu mu ne ma Sala paa bi xam na moom ñu ma ngénte mu ne ma man ci dépôt bi laa juddoo mu ne ma Sala mu ne ko naa mu ne ma fooy dem ma ko nee na marché bi dafa ubbi maa ngi ci marché mu ne ma marché bi ubbi maa ngi ñibbi maa toog si kër gi joxe gannaaw mu ñëw na ba ci boori seen mbiri school foofu noonu ci laa seen boori Aliou Kabi ko ci la bunti seen bunti pas school yi Paa Diouf moom tax demee foofu waaw ñu ko foofu ñoom ñaar lañ ko def Aliou Kala woon ak keneen waaye nag faada yi ñooñu si jël gi oo ci guddi gi lañu leen fa sànni faada yi ñoo ñëw foofu wàcc seen blanquet jugul yooyu ñu jël muur gaa yi faada yi leen muur ak seen mbaja yu guddi yooyu noonu su ma ko muur yi ma gis Aliou Ka fekk doomam bi Baboucarr Ka ñun ñoo daan ànd laa demee kenn si ma Babs ma ne ko sax paa ngi ñu ko rey Babs ñëw fekk ko foofu mu génnee montaram bi lamam bi ak ci enim soloon mu génnee ko after nag ci la buloon ak Omar fii Aliou Ka buloon am Pa Omar Ka su nekkoon ci fii bi moom ingénieur la woon muy bañu Amérique sax Pa Omar Ka nag moo ñëw jël si ñoom ñoo jël si Aliou Ka yóbbu ko seel ko fa lañ suuli ko foofu moom seel lañ ko suul suuli ko ñu mass grave bi seel ko fa lañ ko suul parce que man I was all over the place man doon toog di ak bëccëg bi man nekk la nekk am na ku bina tamit oncle am na ku bina jégal ñu ngi read comments nit yi balaa ñu ko fàtte el mu ngi laajte mu ne British SAS also intervene da gaay intervene nañ pour stop affaire bi xam nga lan ngeen ñu mën a wax si loolu ñoom intervene ñoom liñ def mooy biñ arrêté ñoom li ci leel biñ leen téye ñoom ci naka fa la nekkoon MRC ñoom ñoo def ci dépôt bi waaye British soldiers yooyu ñu woon Gambia oto yi ñoo dem ñoo génne ñoo dem pour rescue li ci leel ñoo ko génne ñoo ko jëli ñoo leen jëli post family bi ñoo leen jëli foofu waaye ci xeex bi ñoom bokkuñ ci waaye ñoom ñoo seet ñoom di ci leen génne leen foofu xanaa coup bi mu commencé fan la fekkoon Jawara fekk mu ngi woon si biir dëkk bi na dafa génnoon dafa ci woon mu ko fekk Angleterre dafa mu des mu dem Angleterre ok ñu demee Angleterre foofu naa dafa fekk dafa tombé royal wedding bi mooy bi ci prince Charles sëy ak yi naka lay na su ko ci la woon no sëy princess Anne bi la dafa demoon si sëy princess Anne bi non princess yeah princess Anne la Diana wasn't married to Charles time this was back in the coach tam loolu la foogoon waaye foog naa am na ñu ko gaay wax nañ ne kële la non princess Anne princess Diana let me google it quickly kañ la princess Diana ak prince Charles non xam naa loolu parce que li xew mooy man bi loolu xewee fekk mu fi moom holidays Angleterre ci la yónni protocole bi fu mu jël si ko xaalis pour mu jël present pour gars yi uncle Mata dafa am koy laajte mass grave bi mu ngi diggante Bameli aku yi ak sëriñ yi Banjul so yow mi laaj ko gis nga am na ko answer Diana 29 July 1981 te du si la woon coup bi waaw kon Diana la waaw Diana la woon man maa ngi foogoon ne princess Anne la déedéet waaye El yaa ngi wax ne no it was Anne léegi let's just google kañ la Diana sëy ak Charles it's very simple suñ ko googlee rek dinañ am na bi xaaral ma google ko I'm quite sure xam naa li ma wax I'm quite sure princess Diana la woon moo sëy Charles waaw léegi uncle ma laaj la question bi because si Central Bank bi foofu métti woon na torop waaw so yow yaa ko dañ bugga ngeen dive in Central Bank it was worse than yeah moom la guys princess Diana la waaw she got married July 29 1981 wow yeah so dañ bugga because Central Bank bi dafa métti woon torop sax
so pour waaw ngeen xam nga dive in xeex bi between kii nii naka la tudda fàtte naa turam ak gaa yi waaw foofu waaw Okay, Hadi, waaw Hadi, because ima buga wax li naka gaa Uncle dugg see Matar, Banjul Uncle Matar, bam, memo 1 second. I think we should start on guy naka lañ amee access to all this weapon. waaw moom war naa wax expliqué naa loolu wax na léegi ko ma ci ne baam bi de xanaa Bala dégg nga man dégguma ko. I walk away from the phone. Thank you. kay non wax maam na Lisa ko li xewoon maam door Lisa na yëpp ba ki ñu rey ak naka lañ ko Okay, amee okay, caabi okay. be yooyu My bad. I walk away from the phone. Okay. no it's okay it's okay it's okay waaw léegi mun ngaa dem si central bank waaw bi waaw waaw opposite waaw cost waaw bi gaa yi dugg si gaa yi fii naka tuwaati gaa yi ñoom ku koy bi ñëwee si Banjul foofu noonu foofu la xeex bi nekkoon so bi ñoo xeex nag waaye fekk tamit saa boobu inspecteur Mbuub mu ngi jël ñoom Mass Jara ak ñoom Sadio Ousmane Diallo Paal ma la ne ak fiw police yu nekkoon foofu noonu ak police yi nekkoon na ay duty that night ñoo maanal police station boobu noonu waaye nag afterwards dañu am reinforcement bu ñëw because Sénégal si seen poste hélicoptère bi ñëw pour reinforce police yi moom mu ngi wàccee ci tati naka waa fi jaar di foofu la dafa daanu si biir géej gi mu ngi leen moon guddi la woon mu ngi leen moon dafa daanu ci biir géej gi daanu si biir géej gi 14 soldiers yi nekkoon yëpp a dee 14 yi nekkoon yëpp a dee so léegi ñu Moor Njaay rakki ndaw Njaay bi Moor Njaay ñoom ñu ngi woon ci pioneer unit bi Farfeñe so ñoom foofu lañ jógee di ñëw waaye ñoom liñ def mooy ni mu escapé dañu amoon ay morceau yu weex dañu woon di drive seen moto seen truck bi di ñëw so boobu da nga foog ne ñii si ñoom lañ bokkoon nga gaay naxante gaay bi àgg nañ fii naka police station so bi gaay ñëwee foofu nag ci la gaay reinforce police yi nekkoon foofu noonu gaay mën a xeex ak squad field force yooyu noonu mu jege field force yooyu sax mu jege retract dellu gannaaw ñoom dellu gannaaw so Sénégal su dee benn côté bi ñëwee si man bi boobu nag moo laan ci biir dëkk foofu moom tam dina enforce police foofu nag gaay ñëw foofu la gaay duggee biir Banjul la commencé mag itali da ko field force ñu bari lañ daw bàyyi fa seen fetel yi une fois bu ñëwee sax Banjul da nga dox ci mbedd mi sax di gis fetel yi ci mbedd mi ñëpp a ngi daw bàyyi seen fetel yi ndongo yi teewoon fetel ñëpp lañ sànni seen fetel yi fi soldat yaa ngi fi seen fetel yi daw di ama mbuba ci local people yi ama mbuba install pour leen amee ñu ci bari noonu tawee génn waaye nag ñu teewutoon Banjul mu ngi gën a métti airport la bi gën a métti parce que airport Sénégal yi paratroopers yi fa ñoo wàccase ba pare soldat yi ñoo tax rebelle yaa ngi woon foofu gaa ngi fetal paratroopers yi wàccase ci kaw la ñu ma fetalee ñu bari fa dem Sénégal soldat yi foofu lañ dee ñu bari ñu fa la sut wàccaa ko ñu sut ci kaw xeex bi ñu sutee waaye tam gaa yi manage ba konka foofu yëpp moom la nga dégg in fact boo nekkee Banjul sax daal boo nekkee Banjul da nga dégg am parce que da nga dégg ni moo dóoree am koo dégg foofu am koo dégg ni moo dóoree ba Banjul no it was foofu moo gënoon a métti bi yëpp moo ci gënoon a Hey, Central Bank before Banjul, how many days la jël? Or was it loolu du yàggut 1 day? loolu du yàggut waaw yooyu ci guddi gi la woon rek guddi gi la woon noonu foofu rek ci guddi gi la woon dañu la am reinforcement And they managed to kill a lot of people there? waaye foofu na ñu fa dee woon bariwuñu foofu Banjul ñu fa dee ñi ci ëpp ñëpp ci looting bi lañ dee li ko doon wax waaw parce que ci la Rams ay Sona Stores boutique yooyu lañ leen toj boutique yooyu la kay toj na foofu ñi ci dee yëpp après boo si teewul fetel ñu ngi mandi woon di fetel nit ñi at random nga gis ko xam ne mu la mere woon bu yàgg ñoo téye fetel la nga dee just like that It was a stupid am thing. na ñoo xam ne dina arrêté ñoom tamit yóbbu leen police station ñoom Okol Dramé mi nga gis nii ñoom Okol Dramé ak ñoom Ñanga Sala sax moo ci biir seel bi la gaañoo moom parce que ñoom ñu bari leen tëjoon ci benn seel bi amuñ ngelaw foofu noonu sama dañ suffoqué foofu Okol li ko dimbale moom njool la papa boobu nekk ci bunta bi noonu foofu la doon lookee foofu la amee air moom ba ñu ñëpp
ñoom nga sala ñëpp foofu dee ci biir sel bi Scared. parce que police am na jëtee te leen ko ba fàtte leen fa parce que police tal ñu woon ñooñu fi nekk nii ñu leen tëj fay leen fa bu ñoom ñu ngi wala man police station bi wala man central bank bi après wala man nga ko taate standard bank foofu noonu ba pare biir baa ngi tam gaa ko wala fi police kon def te digga ne yàlla nag boobu moom am dara lu ñu wax maanaam gërëm Sénégal ici parce que Sénégal sax dafa am benn liggéey yu kuus pour mun a ñëw dugg biir Banjul sax mooy mun a dugg si ak loolu parce que ñoom dañ sax benn traité bu ñu amoon traité bi dañ ne any autre dëkk bu xam ne ak Gambia Sénégal si ñu ñëw pour dimbal si Gambia loolu lañ amoon agreement boobu lañ amoon mooy pacte boobu noonu waaye boobu la kaay kuus nag pour ñëw dissolve coup d'état bi nii après ñu dissolve coup d'état bi nag ñu bari waxoon nañ paa yu bari waxoon nañ ci ñaar président ñoom Alaaji Sule Sarr waxoon nañ ñoom Pakke Ba Njaay Mbosóor waxoon na ñoom Sanjali Bojang waxoon nañ am na ñu bari ñu gën a si woon wax Why? Because they were ñu jàppoon ñëpp dañ leen naan force pour ñu dem si rajo bi. Yep. waaw Humiliate leen. I think let's talk about the hunger in Banjul. Because for now, those of us who lived in Banjul, that's the vulnerability we had. Mooy ne xam nga Banjul amut benn the entry mooy through Bara ak from the Kombo. So food was not coming into Banjul. So very, very quickly, food resources dried out of Banjul. Maa ngi remember ñun for 2 days. Maalo lañ doon baxal ak sardine si bitik suñ bitiki pol yooyu nekk suñ koñ yooyu yëpp they all sold out. Because nobody could get any food out of anywhere. So there was a lot of hunger in Banjul during those 2 days. First 2 days. waaye Banjul ñëpp maalo ak sardine lañ doon dundee. Yeah. coach